Je vous remercie. C'est une occasion pour rendre grâce à notre Seigneur qui nous a permis cette année aussi de participer à cette prière de la Tabaski. Comme nous l'avons suivi, le sermon de l'imam a été particulièrement utile pour tous les Sénégalais. Il nous rappelle que l'islam est une religion que nous pouvons prendre comme cadre d'inspiration pour conduire notre vie sur terre et également préparer notre vie à l'au-delà. Il est ressorti du sermon de l'imam Ndiour que nous devrons en tout cas amplifier nos efforts dans le cadre de la solidarité. Nous devrons également nous serrer la main au-delà de nos différences et de nos divergences pour que l'intérêt du Sénégal puisse être sauf. Donc sous cet angle, nous devons méditer fortement ce sermon et tenter de l'appliquer pour le meilleur de notre pays et pour le meilleur du département de Thiès. Monsieur le préfet, on va vous taquiner encore une autre question. Tout récemment, vous aviez en tout cas signé un décret donnant mandat peut-être à l'usine Dangote de reprendre les travaux. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il ne s'agit pas d'un décret. Le décret est une compétence exclusive de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai pris un arrêté qui autorise effectivement la poursuite des travaux au niveau de l'usine Dangote. waaw njëkk sant yàlla julli ci yonent bi di ne tey sant yàlla war nañu moom mi ñu may ñu fekkee waat tabaski bi ci jàmm fii ci Thiès ci li imaam wax mën nañ ci jàpp lu bëri waaye ci tënk fàttali nañu que suñu diine yoon la bi nga xam ne bu ko doomu aadama toppee dina yombal àddinaam fii ci kaw suuf dina pare àllaaxiram ni ko yàlla bëggee moo tax ñoo ngi woote wajur yi mbokk yi nañu def lépp li ñu war pour que jeune génération yi mun a donc am seen foi jeune génération yi mun a tënku ci diine bi pour mun a aborder seeni àddina. C'est extrêmement important de s'adosser à la foi. ngëm ak diine moo ñuy wutale ak leneen li suñu borom sàkk te yaakaar naa bu ñu wéeroo ci suñu diine l'islam muy diine jàmm diine bëggante diine dimbalante diine bëgg lu baax loolu dina mun a njëriñ Sénégal dina mun a njëriñ suñu département Thiès fii. Monsieur le préfet arrêté bi nga jëloon ngir maanaam Dangote wéyalaat ay liggéeyam te mu xawoon indi ay jaaxi-jaaxi tuuti ci wàllu woowu weer ci toll. lenn laa leen mun a wax lu leer arrêté bi ngeen di wax préfet département de Thiès moo ko jël leneen li ci tegu dinaa leen fàttali ndawal buur ñaari waxtu la am waxtu noppi ak waxtu wax tubaab di ko ne le temps du silence et le temps de la parole fi mu nekk nii waxtu noppi ci laa nekk. jërëjëf jërëjëf. C'est bon, c'est bon. Idriss est en déplacement, il est en voyage. Non, il est en voyage. Ah bon, vous attendez s'il vous plaît. Salaam jihaad nag du fi jóge gàddaay it du fi jóge ndax ku jihaadul ak noonu islam yi nga jihaad ak sa bakkan ba forcé ko ci lii yàlla bëgg te digale ko bu dee gàddaay moom it du fi jóge ndax ku gàddaayul jëm ci réew ak réew ngir diine nga gàddaay li xaraam jëm ci li neex yàlla te lii lépp di yiw toutes sortes de jihad tend à proscrire toute autre adoration que celle de Dieu l'unique, à se dresser contre la violence et le mal, à sauvegarder la vie, les biens et l'équité, à généraliser le bien et à répandre la vertu. bépp xeetu jihaad day jëm ci dindi bépp xeetu jaamu yàlla budul jaamu bi nga xam ni yàlla subhanahu wa taala rek moom lañ ko jagleel moom rek mi kenn jihaad bi taxaw ngir gàllankoor fitna ak lu ñaaw
jihaad bi sàmm dundu doomu aadama ak ñoŋal alalam da taxawal dëgg yemale maasaale mbaax ak tasaare jikko yu baax yi yàlla subhanahu wa taala ne xaala tabaraka wa taala wa qaatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu diinu kulluhu lillah fa in intahaw fa inna allaha bima yaxmaluuna basir yàlla nee na xeex leen ak ñoom ba fitna jóge fii ba diina nekk lu ñuy jagalee lépp yàlla rek waaye bu ñu bàyyee naka yàlla mu ngi ne jàkk ci lépp lu ñuy def moo tax jihaad di ñëw ci fànn yu bokkul ci doole ci alal ci lamiñ ci xol yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di aju qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaahidu mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xeex leen yéeféer yi ak seen alal wala ak seen jëmm wala boog ak seen i làmmiñ moo tax lépp lu yàlla bëggul jaaduwul warugaru julit mooy mu jëm ko soppi ba mu dellu si tegu ci mbaax te mbaax du am mukk nag te ngëm amul ci loo mën a baax nag dafa fekk nga gëm loolu rek lii di ngëm dina am solo ci sunu waxtaan ngëm ci sharia nag day wuute ak dégginu islaam ci dëgg-dëgg ndax islaam ak iman dafa am wuute islaam ci luxa maanaam ci làkk mooy toroxlu waaye kan la ñuy toroxlu yàlla subhanahu wa taala moom rek nag moom yàlla moom rek la ñuy toroxlu mooy yàlla subhanahu wa taala ci kaw wommatu ci ay santaaneem ak jébbal ko sa bopp bu dee sharia mooy nga tudd baatu seede yi waaye doyul ndax da cay waral jëfee ci say cër yi nga xam ni moo feeñ qaala tabaraka wa taala qaalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulu al imanu fi qulubikum wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an sa ba yàlla subhanahu wa taala nee na ba sàmm ya jógee kaw ne cëpp ci ne gëm nañu yàlla subhanahu wa taala ne yonent bi alayhi salatu wasalam ne leen gëmagu leen waaye wax leen wommatu nañu ndax ngëm dugagul ci seen i xol yi ci seen i xol waaye bu leen toppee yàlla akub yonentam du leen wàññi dara ci seen jëf yu baax yi kon mu mel ni ay wax kese doyul wax bu àndul ak topp yàlla akub yonentam moo lay dugal ci ngëmadi lu ci waaye di mën a wax te jubluwu ci lu dul wax ba jàll mbaa naxe bu jëf gungewul wax ja rek neen taxaw na fen agsi na sos juddu na duural ñëw na te yii du jur lu dul musiba ci ab société te dara waralu ko lu dul ñàkk pas-pas ñàkk ngëm te loolu baaxul ci ab julit moo tax waxkat ba daal di wax ne wal fi'lu misdaahu lisaani wa innama qawlun bila amalin wuzaahu musannadi mu ne jëf mooy dëggal wax waaye wax jul àndul ak jëf moo ngelaw luy naaw ñoo yem wax nag ku jël yàlla seede topp jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon doo diggee bay naxaate duñu la jàppee lu dul ku bari wax ku sawar ci ay wax ak ku yàkkamti ngërëm ku la defalagul dara ab julit bu gëm du diggee lu mu dul def ndax pas-pasam moo ko dul may muy fen te yàlla akub yonentam xaraamal nañ ko qaala allahu tabaraka wa taala lima taquluna ma la tafaluun kabura maxtan inda allahi an taqulu ma la tafaluun yàlla subhanahu wa taala nee na lu tax ngeen di wax lu ngeen dul jëf li wóor mooy merum yàlla màgg na lool ci ki wax lu mu dul jëf kon nag day mel ni dootul jaadu di yaakaarloo kenn ndax kenn nag du de yaakaar te balaa yaakaar di am njariñ mu faju te dara du ko maye lu dul ngëm ci kaw pas-pas bu dëggu islam mi nag di sunu diine bu àndul ak pas-pas mooy waral nit ki tudde woo julit boole boppam ci njabootu islam te lii di alxuraan ak sunna yonent bi lu la ci arrangé rek ngay wéyal di dëggal lu alxuraan ak sunna dàq di attewoo ci li ñuy wax te dooleel ko lool muy les droits de l'homme te kii di islam ak téeréem bii bu tedd bii ak alxuraanam ji ak yonentam bu tedd bii kenn gënu leen a mën a sàmm ak yelleefu doomu aadama ndax bépp yelleef bu nite taxaw nañu ci ba nit du ñàkk dignitéem nit du ñàkk personnalitéem waaye yii kuréel di sàmm ak yelleef doomu aadama ay diine yu amul yàlla lañu seen téere di déclaration universelle des droits de l'homme bu wàccul ci benn yonent xanaa kay xëy na seen cëslaay mooy Rabelais moom mi wax fait ce que voudra phrase bi rek doy na xutba
fait ce que voudra le précepte est fait ce que voudra budul ay nit ñu dajaloo rek bind ko teg ko ci liberté ci bakkan ak ci bànneex mais la Ligue des droits de l'homme devrait certainement être le bastion le plus solide pour ne défendre que les droits prescrits par les religions qui sont antérieures au texte fondateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui du reste est qui ressemblerait étrangement aux travaux d'atelier de la loge maçonnique Telem, préparant le centenaire de la Révolution de 1789. Coïncidence ou plagiat, mais les identités sont remarquables, voire troublantes. Ligue des droits de l'homme dafa waroon a nekk ci islaay bi gën a wóor ci aar àq ak yelleefu doomu aadama yi yi gën a wóor ci ak yelleef ci diine yàlla yi te sàmm ko rawatina islam ndax ñoo fi jiitu texte bi nga xam ni moo sos Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 te moom mu nuroog lool ak liggéey bi franc-maçon yi liggéey ci loge Telem doon ko waajalee xarnu révolution 1789 dafa yemoo wala dañu ko copier wala wokkatu bu daje gestu la waaye daal nuróo gi tey na xel te yéeme na yii kuréel nag warula tax kenn di fooye sa diine mbaa di ko wanteer ndax adduna qaala tabaraka wa taala الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا ليوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون yàlla nee na moom subhaanahu wa taala gaa ñi nga xam ni dañoo jàppee seen diine po ak i caaxaan te dund àdduna bii rek nax leen tey dinañ leen fàttali dinañ leen fa seen fàtte googu ci ndajem tey mii ak la ñu weddi woon ci sunuy kàddu ñun yàlla moo tax lay amul ci bañ a topp yàlla ci li mu bëgg te mu jaare ko ci diineem ji ak yonent mi islam nag moom won nañu ni war nañoo gëm ci kaw pas-pas bu tegu ci kaw njub قال تبارك وتعالى ولقد جئناكم بكتاب وفصلناه على العلم هدى ورحمة لقوم يؤمنون yàlla nee na te wóor na ni jox nañu leen ab téere bu ñu faram-fàccee mu neex a dégg te muy njub ak yërmande ñeel ñi gëm mel na ni nag tey jii déclaration universelle des droits de l'homme wuutu na lépp ndax droit international moderne bi ci la tëdd sunu loi yi ci la ñu wekku ba faagaagal lépp lu diine ak islam gëm te war koo dund muy pas-pas war koo atewoo ci la ñu daganale njaaloo soofantal ko ba ragaluñ ci amu ci daganal sangara yombal ko lool ba ak 100 francs nga mandi ñu def ko ci ay mbuus nga yore ko mel ni ku yor sa crème glace ñu naan déete waay ñu indi beneen tuddee ko Jakarta ñeent fukk fii lañ koy defaree